ayca mi ngi noonu nag muy rubrique bi nga xamante ni dañ ciy nuyu Khalil Wagne dinañu dikk léegi ci contribution am ci kanam tuuti saa ñoogu mbay nga tey nag ñuy waxtaanee parents yi nga góor ñi nga xamante ni bu nu divorcé ak seen i borom seen soxna dañuy daal di abandonné waale doom ya te dañuy faral a wax doom nawle la te ni waajur nekkee koo war a jaamu di dabi bànneexam doom it sa nawle la. Omar bun Xataab ma la ci njëkk a laaj ñi nga xamante ni góor ñi nga xamante ni en général bu ñu divorcé ku jigéen rek dañuy dem sax mën nañ ko woowee divorcé ak doom yi également. fuite de responsabilité à la limite. waaw loolu rafetul wala fase yaay fase doom. parce que jigéen ji ngay àndal peut-être ñu naan say bakkan la fu mu yem rek mun na fa yem. waaye yàlla na fekk rek mu amee ci anam bu rafet naam sax gënul waaye bu dee ni njaboot gi moom lu leen liyee la loolu moom kenn mënatu ko dindi doom jooju moom am na te yow yaa ko jur kon kooku tey jii mënoo faxas ba mu dañ te benn moom amul responsabilité comme li coon fekk doona suñu ñaari yaay bu ñuy wujjee ñun suñu yoon nekku ci yow sa soxna boo leen amee problème doom ji yoonam nekku ci doom ji dafa war a nekk sax facteur bi boole maanaam nga war a jël décision ni kii damay taxale ko moom nga xool ko ci doom yi ba ne dinaa ko téye doom ji kon dafa war a doon ki leen war a boole mais doom ji warul doon sax facteur boo xam ne tey jii da ngay taxali ko yaayam moom merewaale ko ci alors que moom nekkul responsable ci dara kon ñi koy def peut-être dañ koy def mais ñi ngi def loo xam ne tey jii ëllëg mun nañ doon ku koy rëccu parce que bari na ñu koy def finalement dañuy mujj di ko rëccu parce que dana am bu ma yëgoon bu ma sañoon te alors que généralement ki ngay beddi ëllëg mooy doon ki lay jariñ li ci ëpp am na solo balaa ñeneen ñi di ci indi seen xalaat rek dañu daal di dem régie wàcc nañ ci askan wi ñu xool lan lañ ci xalaat ñoom waaw loolu day moom xaw naa doy waar quoi xaw naa yéeme ndax yaakaar naa ne moom doom kenn amul fayam ëllëg mën na laa jëriñ mën na jëriñ ndayam boo leen demee ba yàlla dogal nag ngeen daan sëy te sëyatoo leen ngeen tàggoo da ngaa jël sa responsabilité say propre responsabilité mën a gérer sa doom ndax ëllëg mën na laa jëriñ ndayam kon nag doom dañ koy fonk te respecté ko di ko toppatoo fu mu mënti nekk da nga ko war a nemmeeku di ko toppatoo di ko nemmeeku di ko seeti di xool ci lu mu nekk. waaw góor ñi koy def moom di ma leen di conseiller moom ku ciy def loolu rek na nga delloo sa xel nga dem xooliwaat say doom nga jël leen téye leen bu baax a baax a baax ndax tey ji la nga jote yaag yaay ma ko yéen yaag moom bu jote woo leen ko kon xale bi yoonam nekku ci toppatoo ko yiir ko sol ko sang ko suturaal ko ndax loolu mooy sa war ndax waajur wu ne sàmm nga da ngay sàmm te ëllëg suñu borom dana laaj ñoo sàmmee woon sa njaboot kon doom dañ koy respecté te fonk ko te sàmm ko bu baax a baax. non loolu moom damaa jàpp ne maanaam góor gu baax du ko def parce que nit bu la yàlla booleeg moom it dagan na waaye na rafet ndax doom ji moom sa doom la bu la ko yàlla dénkee nag war nga koo suturaal def sa kem kattan li nga mën ci moom. dama koy considérer ku xamul dara ci àddina ku xamul ku xalaatut ginnaawam xalaatut na ko yaayam defoon ak baayam waaw parce que waajur mooy lépp ci doom bu la yàlla dénkee doom nag da nga ko war a def comme ni la sa yaay waggare woon ak sa baay noonu nga ko war a toppatoowe non loolu moom wax dëgg fa yàlla man d'accord ma si am na ñu koy def mais loolu man d'accord ma si parce que góor ak loo nekk ak jigéen am ngeen bu ngeen amee ay doom bu ngeen demee ba nekkatoo leen waroo jël yaay ji comme nga ne bàyyi nga ko rek da ngay bàyyiwaale doom yi non loolu c'est pas normal loolu daw say responsabilité la sax te góor dëgg du daw ay responsabilité am si doomam loolu c'est pas normal ñi koy def ñoom dañoo comprendre rek parce que fii Sénégal la loo fi def sa doom bu bis bu màggee dinañ ne ko sa papa defoon na la fi lii wala sa papa lii moo taxoon mu bàyyi sa yaay lii genre yooyu noonu Sénégal lañ nekk loolu moom c'est pas normal. acca mi ngi noonu askan wi dégg ngeen li ñu ci xalaat Fatou Dieng Endo lan nga xalaat ci mbir mi. waaw ajaratu amatina solo sax laay wax di nuyuwaat Xalil di nuyu waa Mbour yëpp di kontaan aussi ci yi mu indi macha allah am na solo waaye nag Omar wax na ko sax ni da ngay jël say responsabilité doone rek nekkatuma ak seen yaay sama yoon nekku ci parce que am na fi te bëri na fi nag téeméeri jigéen ñoo jël fukki yi ñoom ñooy divorcé di toppatoo seeni njaboot di waslu àq bi nga xamante ne war na parce que nag doom maanaam sant la woon ne damay ñëw juddu si par force kon boo ko juree ak nu mu mën di mel rek
war nga waslu sa àq sa diggante ak moom sa diggante ak sa jabar tàqalikoo ngeen tàqalikoo dañuy wax ne na rafet yëf yi nañ koy rafetal ndax mën ngeen a toog sax ba ànd amaat kon booy tàqaliko ak sa jabar rek war ngay rafetal saa su nekk même bu dul sax njaboot gi mais sa diggante ak moom njëkk sa diggante ak moom nga sàmm ko waaye sàmm sa diggante ak sa njaboot ndax nag dañu ne waajur bu nekk rek dañu ne sàmm la ëllëg ak si biir yàlla dina la laaj naka nga sàmme woon sa njaboot naka nga yare woon sa njaboot kon waajur yi nañu gën a farlu ci li nga xamante ne rek moo di yar njaboot gi waaye waslu àq bi nga xamante ne moo war ci seen njaboot di ko dundal di ko jox lu muy sol di ko fayal école am moom mooy li war bu dee mën nga ko def ko mooy li gën. am na solo Fatou Dieng Souka. Ajaratu imaginel tey nga beddi yaay beddi doom tekki. nga beddi yaay bàyyi doom. bàyyi leen abandonné leen carrément doom jooju tekki xam nga pourtant yow yaay toog daal ni diw sama doom la te boobu ba muy metti donc faa bàyyi woon ba muy metti lool donc faa bàyyi woon donc am na nga ne xaaral ma jël kon sama doom nit bu mu def noonu na jël responsabilité am nit ba ngay sëy ak moom yàlla si ñëwut ci doom kon bu doom ji ñëwee rek kii la ci dara la ci donc nit day fonk doomam day fonk léppam même boo bàyyee yaay jàppal doom doom fruit la sa deret la waaw sa deret la dëgg la man damay wax ni doom yu baree ngi tekki ci dëkk bi ñu naan kii de bàyyam a ngeen di taxawal wala bàyyam amul sax lu mu lekkee dañ xool histoire démb parce que moo tax foofu nag la importance su yaay ju baax parce que am na yaay yoo xamante ni bu ngeen teqalikoo ak loo leen mën a def ak loo bàyyi seen duñu dëkkal ci seen nopp doom lu ñaaw lu rafet rek lañ ciy dëkkal sa baay ku baax la sa baay yoroon na ma nanga ma yàllaa ñëw ñu teqalikoo mais nag boo ci tombeeg yaay joo xamante ni safaan wa ak la ko baay ba doon def moom lay nettali doom ind rek lay jur moo tax diwang fi tekki ñu naan du defal baayam wala dara nga seet démb voilà dañuy bala ñuy ñuyoo ci Sanjoogu Mbeng dañuy dem régie jël Xalil Wañ moom it am na lu mu ci xalaat ñu daal di dellu si kum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax a baax waa plateau bi yëpp di nuyu waa régie di nuyu tamit téléspectateur u Walfadjri la voix des sans voix amati mbégte kontaante tasiwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi di Taku Show te nag ñuy waxtaanati ci mbir mu am solo gis nga li ñuy wax responsabilité bu ko yàlla gàccee ci saw loos da nga ko war a mat sëkk ndaxte du ku nekk rek moo mën a nekk responsable dafa am warugar ak warteef bu war ci diggante wayjur ak doom rawatina wayjur wu góor wi ndaxte bu la yàlla dénkee ak njaboot dafa am nu yàlla wax ne na nga jaar ak ñoom foofee na nga leen dundal na nga leen waddu na nga leen éduquer na nga leen suturaal na nga leen yiir na nga leen jàppale léegi nag man je vois mal nga divorcer ak yaayu xale tax nga divorcer wala doom ja par exemple bari na fi góor ñoo xam ne bu ñu xesee divorcer ak yow toppatootuñ doom ya seen yoon nekkul ci yow fii nag Sénégal am nañu habitude di wax ni moytul aqi wayjur waaye wayjur yi it war nañ leen di leen wax moytu leen aqi doom tey gàcce weesuwul nga dem tribunal di layoog sa soxna ngeen di xëccoo ay doom ñu laaj la devant tout le monde ndax yaa ngi leen di dundal nga ne déedéet ndax yaa ngi leen di woddu nga ne déedéet ndax yaa ngi leen di faj nga ne déedéet ndax yaa ngi leen di nemmeeku nga ne déedéet ndax yaa ngi leen di toppatoo nga ne déedéet yaakaar naa gàccey góor foofu la mën a yeb ci say kanami nawle te nit ku nekk nag nañu sóor ne ku ci nekk ci ñun rek sa jëfi tey mooy doon sa jëwi ëllëg ndax nopp moo mag borom te am na habitude di wax ne booy mayal mag waaye booy lebalal xale bi nga xam ne da nga divorcé ak yaayam moom yoonam nekkul ci seen diggante ba nga tax nga war koo mën a punir mu doon un innocent bi nga xam ne rek lépp kase moom moo ko ci war a fay ndaxte olof dafay wax ne ndajem til la golo lu ca cokkeer lu ca yoonu cokkeer ba buñ ca ñàkkus geenam sa problème ak sa soxna la waaye du sa problème ak njaboot gi même bu dee sa loxo jotul sa ginnaaw de leen nemmeeku di leen seet dafa am benn remarque bu ma def ci jigéen ñi ma leen di beral mention spéciale man de ci li ma dundagum ci àdduna mosuma dégg wala ma teg sama bët yaay bu abandonné ay doomam dem yoonam bàyyi leen ak seen papa mën na am nag man li ma dundagum laa wax gisaguma ko parce que boo xoolee même ba ci mala yi da ngay gis mala bu nekk ak njabootam nekk ak bu góor ba maanaam baayu
gone ya luy lor jóge fi la ci àll ba bu góor bi danaan bëxër ñit bàyyi fa bu jigéen bi ak njaboot gi muy jaamarloog la leen nar a lor joxe bakkanam bu ca waree des mu des ca bu ñu ca waree mucc ñu mucc ak njaboot bi gàcce it weesuwul nga abandonné say doom defoo ca ñoom la la war ñu màgg ëllëg yàlla dogal ñu tekki nga topp ca ñoom di leen tëkku di leen menacer di leen wax ne sama àq dina leen dal nit ki bala ngaa kaas say droit day fekk nga doon def say devoir te doom nag nawle la te damay wax ne xale muumin la dafa am loo xam ne yàlla daf ko gàcc ci sa loos mu neex mu naqari yow yaa ko war a mën a assumer ndaxte bari na fi góor ñoo xam ne tey won seen njaboot ginnaaw moo tax seeni doom bu ñu màggee ñu nettali leen loolu wala boog am luñ ci fàttaliku ñoom it amuñu par exemple esprit de pardon maanaam baale ñoom it bu ñu ca toppee baay ja est-ce que àq am na ca nañu bàyyi toujours di wax ne moytul axi wajur li tax ma ne la jigéen toujours bu mettee moom njaboot gi bu neexee mook njaboot gi duñu mos a daw bàyyi njaboot gi c'est pas pour rien ki gën ci ñun muy suñu royukaay di sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digal doomu aadama boo amee benn joxal yaay boo amaatee beneen joxal yaay ba ci ñetteel bi nga doog a jox bàyyi kon donc peut-être lii la ci sóoroon nañu bàyyi xel ci ëllëg ndaxte nag ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la dara gënul neex nga taxaw ci sa kanamu njaboot won leen ne bi dara daawul dara mosuma lekk bàyyi leen mosuma waddu bàyyi leen mosuma leen a woon ginnaaw bu mettee man ak yéen la woon bu neexee man ak yéen la woon loolu góor gu nekk war nga ko mën a sóor sa diggante ak sa njaboot waaye dara gënta metti ñu tiim sa doom tiim la di tinu sa doom naan ko baal ko ndax négligence bi nga amoon ci ñoom ak càggante gi nga amoon ci ñoom dem nañu ba tekki nga topp ci seen ginnaaw loolu ku ci nekk war nga ko mën a sur nit ku nekk sa jëfi tey mooy doon sa jëwi ëllëg te ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la maa ngi leen di jërëjëfee bu baax a baax a baax a baax waa Kaolack sama famille di nuyu bu baax waa Mbuur waa Ngaparu fa sëlay di yaay Serigne Fallou ak Abdou Karim mu ndaw di leen jaajëfee encore une fois di ñaanat yàlla mi ñu dugal ci koor gi yàlla nañu ci may ak jàmm te mu nangul ñu ci lépp loo xam ne rek sunu jaamu la nangul ñu ci lépp lu ñu ko ñaan yàlla teggi mbas mi ba mu génn ci Sénégal génn ci Afrique génn ci àdduna wërngal këpp yàlla mën na ko yàlla def ci kàttan na ma ci yërmandeem ñu ngi nuyu bu baax Ajaratu Fatou Kébé marraine association fans club groupe Walfadjri bu département de Mbour ay ca di leen jox dig daje prochainement incha allah jërë ngeen jëf. yow it jërë nga jëf Khalil Wagne ma nga foofulee ca Mbour wax ji rafet na kàddu yi rafet na moom it indi na ci xalaatam balaa may ñëw ci Sa Ndiogou Mbaye nga jabu doo ci xalaat balaa saa di la yemale. wañ bu baax a baax li mu wax mooy nga fase yaay daw ay responsabilité ci sa doom loolu mooy fase yaay fase doom te des fois ñu naan lu sotti am borom nga xool sa doom fase yaayam nga yow nga dem toog ci sa ruku takkaat sa beneen jabar nekk ca moom yaayam nekk ak moom di sang di yóbbu école di fóot di def lu lépp loo xamante ni nii war na ci diggante parent ak doomam bu ñu nee parent nag yaay ak baay ñoo tax ñuy wax léegi nag mu dem ba màgg nekk ci ay yoo xamante ni nii mi ngi sant yàlla bu baax yow nga ñëw ni ko maay sa papa am na yoo xamante ni nii sax gàcce la yow papa nga ñëw jàkkaarloog sa doom ni ko maay sa papa boobu ana nga woon ba mu nekkee xale bu xale demee ba amul affection ci papaam war na xoolaat taxawaayam ak toogaayam ci diggante moom ak doomam des fois nag ñu ne waaw diwa ngi nii li mu am kër yi mu yor oto yi mu yor mayu ci baayam day yelwaan ana boobu ba ndayam di sonn ci moom di yóbbu école bu feebaree mu faj bu tilimee bu sang bu xiifee mu jox mu lekk ñuy sombi di naan di café di naan di def loolu yëpp après yow nga ni man mboog man jàpp ñaanuma ko yàlla de waaye su ma amee jëkkër man ñaanuma ko yàlla mu def lu ni mel sama doom man dama naan ko carrément sa 1 franc sa papa du ko lekk. déedéet jabu li nga wax baax musiba mais loolu la nag
jabu àddina. àddina du loolu mais quand même des fois da ngay dem ci gis yoo xamante xamante ni réaction parce que maa ngi naan am na ci yaay yoo xamante ni dañuy wax seen doom safaan am ci ñoo xamante ni dañuy suturaal seen borom kër bien que abandonné na leen ak beneen bi ajaratu am na nga am sa doom di ko wax naan ko sa papa nii la ma yoree woon wala nii yàq sa papa loolu tamit day indi haine ci diggante yaay ak doom mooy li nga wax tamit xale góor yi nañuy bàyyi kenn xamut fi nga taxaw si damay wax ci côté góor wax ci côté jigéen xale góor yi nañuy bàyyi suñu fasee seen ay jabar di bàyyi seen doom te duñu xam ci lu ñu nekk un jour viendra ñu ñëw bëgg la sonal des fois sa am na ci ñoo xamante ni dañ lay yóbbu ci yoon rien que pour bëgg a récupérer seen doom yooyu yëpp daal nañ ko moytu wax dëgg yàlla d'accord affecté doom waaw des fois divorce affecté des fois ko ay problème c'est ça dëgg la mais man daal dama préféré wul dara ñuy nettali xale yi bu ko nettali luy muy inalee waajuram parce que dañ ni wërsëg ndey mais barke bàyyi ak nu mu mën a mel. am na lu wax ne nit ki warul fàttalikoo boo fàttalikoo rek da ngay soxor am na nit ñoo xam dañ lay def lu metti loo xam ni boo ko fàttalikoo rek di nga am ci moom loo xam day joxoñ bi pour lan la Sa Ndiogou dégg naa kii ba jabu barastiku na ba mu jógee xamul ban tànk lay feccee xam naa fu may may ma dafa laa déglu xamoo ban tànk ngay dansé parce que li nga doon wax ne moom ngay def après moom nga waxaat ne moom nga bañ donc mu nekk mbir yoo xam ne mbir yu jaxasoo la il faut nga xamaat ban tànk ngay feccee xam nga fase bëti bàyyi sa doom ndax ki ko bàyyi coobareem la ko bàyyee parce que xeexee dafa am xeexee doom par yenn saa nit ki day am doom di ko xeex xam ni ci baay bi mel mu koy xeexee ba baay bi mujj gi tamit mu bàyyee ko parce que loolu yëpp damay jàpp ni baay bi tamit matut parce que waroo bàyyee waroo ko accepter quoi waroo accepter même bu fekkee ne dañ fay jaar pour di la xeexee bul ko jéem a wan ne ko man faalewuma yi kërëb yooyu yëpp ñàkk a mat la yu mel noonu day am da ngay gis jigéen guy xeexee kii wala nga gis tamit góor goo xam day fase ba pare di xeexee loolu moom it di wane ne du ma la defal yàq sa doom dara vice versa ñaar yëpp dafa am parce que ma ngay xalaat jox la nga lekk day xalaat jox la pour nga lekk ak affaire yooyu waaye daa pare saa jigéen ñi tamit da nga leen di jox di leen jox pour doom ji au lieu que ñu def ko ñu defaru ci ba jekk wuti ci beneen Ablaye Ndiaye di bondeek moom xam nga yu bari day dafa waaw c'est que waaw may ma yu mel noonu waaw c'est que yu mel noonu yëpp mooy indi yenn yi c'est que mooy nga fase nit te doyaloo ci ba noppi yaa ngi koy seetlu naan li ma koy jox temps yi leer na mi ngi sañse mi ngi def nii gis naa ko mu ànd ak diw waaye damay téye sama poos te sa poos bi ngay téye waxal nga yàlla am na danaan li ma koy jox defu ko ci samay doom waaw defu ko ci samay doom ci boppam la koy def ñoom it prétexte boobu la ñuy wut téye seen loxo yu mel noonu moom mooy faral di indi yenn yi mais en tout cas gannaaw yàlla dénk na leen mais li am solo li am solo mooy seen doom la li ngeen bokk nag da nga cee am lu la ci war li la ci war nag bés boo ko bàyyee it war na la bés boo ko defee lu la war la te nit ki li nga xam ne war na ko daf koo war a def dëgg la donc nag képp koo xamante ni kii abandonné nga sa doom amul loo ko layalee dafa amut lay quoi dafa amut lay doom la yaay baayam dafa am lu la war ci moom li la war ci moom nag fekk yaa ngi koy mën même boo ko mënut sax da laa war am na ñoo xamante ni ñu ngi daj lu ne pour faire plaisir seen doom pour defal seen doom dara mais du dangay nekk ak yaay ji rek ne waaw léegi nag war na ma léegi nag nekk toog yaay ji nag nga ne non comme que yaayam kañ dafay kii rek man taxal ma téye sama loxo pour mu yëg mi kii yëg bi non loolu lu la war la sa diggante parce que demandé wut pour juddu donc nga koy dundal di ko jox muy lekk di ko solal yooyu yëpp di ko fayal kii wal njàngam ak yooyu yëpp lu la war la donc loo war a def moo tax béti am na góor ñu baax gis naa ko bàyyi soxnaam mais appartement ba soxna ba dëkk ba tey jii moom moo koy fay bu liyee doomam lay woo doom bi mu am ak moom lay woo jox ko liyaas bi bokk na sax ba ci dund ga ba jusqu'à présent parce que am na ay moyens yi mi ngi koy def te pourtant li leen taxale
lu ko. du coobareem. non lu ko metti la lu rëy. du mbaax dafa def li ko war rek. dépassement bi saa di wax. est-ce que xam nga du ay déglu ma du ay mbaax. loolu waree ma ne déglu ma béti du ay mbaax ak yooyu. devoiram la. c'est que non 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 amul su ko def. waaw mais xam nga loolu bu ko deful bu ko deful lépp wàcc na yoonam. yaay ji nga xamante ni moo nekk ak doomam. bu amul fu mu nekk. mais doomam forcément du am fu mu nekk. da ko war a def lu ko war la. dafa am ñoo xamante ni yàlla dimbali leen ci xel mu rafet. mais am na ñoo xamante ni dañoo am esprit fayantoo. c'est que li gën a garaaw ñoom Omar ñi li ñuy wax dem ba ci say doom. Omar li muy wax ni yii mooy tax pareen saay xale yi ñii politiciens yi jàpp ni dañ ñuy dimbali te fekk dimbali wuñ ñu Macky Sall bu demee di bonde ca ceeb ba defe ne day dimbali askan wi dimbali alalu askan wi rek la joxe joxewut leen maanaam lii da koo war mënoo téye nit ñi ba pare ne leen toog leen yàlla may itam doon li gën. yaa ngi dégg ma ne maa ngi ci mag moom pare na ci émission benn la rek kii Macky lay wax. benn la njabootam lañ wala déedéet njabootam lañ non may ma njabootam lañ benn la kay ma la bu ñu jaxase non non mais njabootam xam nga nu ñu nekkee njabootam tey jii war nañoo jël ceeb bi di ko jox ñii ànd ak man ak ñi àndut ak man benn loolu dong la affaire yi yaa ngi génn géew voilà booy wutal tama xam nga lu ko metti may ñu président Macky Sall non toog c'est bien mais yaa ngi génn géew bi en tout cas daal doom nawle la moo lii Khalil wax sànq rek nee na dañ naan doom dina yoreel ak waajur waaye waajur des fois mu yoreel ak doom ci bu demee ci ñenn ñi nga war a sàmm la dañ la ko dénk kii wax na ko sànq Fatou Dieng boo léegi dinañ la laaj noo sàmmee woon moo xam ci yar la ci diine la ci lu mu mënti doon waaw bu la ko yàlla mayee daal sàmmal bu baax di nga béti daa am loo xam ne doy na temps bee jeex nga naan daa am loo xam ne mbasa temps bi moo jeex voilà xam nga Khalil nag ñu koy nuyu bu baax am solo lay indi ñu da koy nuyu di nuyu waa Mbour yëpp yu nekk ko dérogation confinement first lady confinement d'accord Aïcha Régi ngeen jox ñu tampon bi gannaaw bi ñu jógee ci école